asalaamaaleykum yéen mbokki Teranga Diaspora TV ñu ngi dikkaat ci waxtaan bi nga xam daan nañ ko seen xel muy ay leeral yoo xamante ni si maanaam ñi ngi jëm ci ay points yoo xamante ni si war nañ ko waxtaane xëy na nag temps bi dañu ko may wala temps bi ñu ko may dañu koy yekkale incha allah ci beneen vidéo loolu na muy jëm ci maanaam renoncer asile politique yi parce que fan yi dafa am lu ci génn loo xamante ni si presque mooy wax ji te mooy wóoru googu laa bëgg ñëw ci yéen def ci considération ci wóoru gi wax ni fi dara lu fi wóor di amul. beneen bi ci des aussi tamit muy problème ñi nga xam seen contrat yi nga am contrat di liggéey ba pare aussi tamit bëgg a dugal sénateur wala ñu dugal sénateur ba te fekk na ngeen ak contrat. beneen bi ci des aussi tamit mooy maanaam waxtaan ci retardu convocation yi parce que dañuy tàmm ñun kenn ci ñun bu jotee convocation ñeneen ñi dañuy xaw a afal wala yu mel noonu dem daañu ci waxtaan convocation na lay demee. leneen aussi tamit xam naa daañu ko waxtaanee muy indemnité allocative mooy lan ak nan lañ koy wute ak fan lañ koy laaje. beneen bi ci des nag mooy suñu mbokk Sénégal yi nga xam dañoo tagoon Sénégal te xam naa boobu ba léegi ñuy bëgg a ñibbi si te information yi am xëy na dafa am yu ci manqué ñu doon ma sàkku ci man ma leeral leen ci ay point. beneen bi ci des it mooy maanaam loolu moom xam naa dañ ma ko wax ni naa ci wax rek mais xam naa vidéo spéciale lay am incha allah boo xam dinaa ci wax dinaa leeral li ci nekk yépp nag muy aide bi nga xamante ni si maanaam dañ ko jëmale woon ci diaspora bi wala ñu jëmale woon ko ci diaspora bi nga xamante ni si ñoo nekk Italie te ñu ni woon 15 milliards la aide boobu moom wax dëgg yàlla xam naa dinaa ci def vidéo parce que jar na ko nag parce que tamit am na yu ci ne yoo xamante ni si maanaam ci lëndëm moom moo bi ci leer daal te comme niñ ko waxoon ca commission ba lañ bokkoon yow waxoon na nit ñi ni commission kon nag jot na aussi tamit ñu rendre compte nit ñi nga xamante si ñoo lañ teewaloon ci commission incha allah danañ ko def bu soobee yàlla. léegi kon li ñu njëkk a waxtaane mooy maanaam renoncer asile politique ñi naan wóorul dama bëggoon ñu waxtaan ci leen te mooy administration mooy lan administration nekkul ay caaxaan nekkul loo xam ne aussi tamit damay ñëw xam benn Ricardo bu nekk biir Kasura mu ñëw waxtaan ak moom mu ni ma noo demal bu subaa boo ñëwee naa la ko defaral loolu su ma ñëwee suba Ricardo bu ko neexee mu ni ma defaral ma su ko neexee mun la ma suma ko wax dara du ko dindi mais li ñu tuddee administration da nga xam bind lay doon bind ko signé ko ni la dama indil ma këyit bii ma jox la nangam kooku dañ ci am obligation soo indee këyit force dañ lay jox nangam jooju loolu mooy administration donc kon lu fi wóor a di amul maanaam boo dugalee sa këyit yaa xam comment doué bi nga dugal mooy ñi dugal seen bopp yaa xam comment une bi nga dugal mooy ñi ci des ñëpp soo dugalee sa këyit dem Kasura di teg baaraam ñu ci ëpp nag ci comment doué bi sax dañ leen tegal baaraam par jox leen benn këyit ni leen dem leen ngeen renoncé ci loolu na ñu ci bari dañ naan loolu wóorul ñenn ñi nga xamante ni si ci sénégalais yëpp da ngeen ko xam daf ci am ñoo xamante ni si moom du ñu dem te nag muñ ko dem boo naree tamit ñu paat la nga daal ñooñu moom ñoo toog seen kër amuñu possibilité dugal ci comment doué bi xëy na seen xol demul ni mu war a demee ñoom dañuy toog fi ñu toog naan lu wóorul mooy bu ci dugal wóorul nangam ak nangam fekk moom ci boppam sax bu amoon moyens yi nga am wala mu am possibilité nga am da ciy dugal yooyu bi leen ko bàyyi xel. am na ñeneen ñoo xam ne wóorul seen wóorul gi mooy ñoom àdduna moom dara wóorul ñoom ñu yàlla ci seen bopp sax gëm nañ ko waaye wóoluwuñ ko ñooñu aussi tamit dañ lay bëgg a rey wóorul am na ci yenn camp yoo xamante ni si maanaam di ngeen tudde camp muy centre d'accueil yi ñoom am na ci ñoo xamante ni si centre d'apparition yi ñoom tamit dañ leen naan wóorul parce que ñoom bis bu ngeen jeexalee asilo yéen bu ngeen renoncé asilo yéen ñi ne ci camp yi ñëpp yéen ñi ne ci camp yi yéen ñëpp bu ngeen renoncé seen asile ba mu jeex ñoom dootuñu amati liggéey parce que ñoom presque ñu ci ëpp ci ñoom amuñu woon liggéey ba pare xëy na sax ñu fay liggéey sax ay liggéeykat lañ rek foofu bu jeexee ñu wut leneen liggéey mais ñi nga xamoon ñoo moom camp yi daan ci gañe xaalis ñooñu dootuñu ko ci gañe te bu ngeen seetloo am nañ ñoo xam ne fii amuñu woon dara mais bi commencé gaal yi ñu commencé am camp ils ont devenu des multimillionnaires ay xaalis yu bari la ñu yor léegi ñu jeexal lu ñu xaajal mais ñooñu seen intérêt kon nekkul ci yéen ngeen di dugal ci kayit yi kon ñoom lu ñu mën a def ba téye leen naan leen wóoru daañu ko def mais fii lu fi wóor di amul te nit ku ne da ngay xam sa njariñ ndax sa njariñ mooy administration suñu bindee la indil ma nangam ma jox la nangam dama renoncé nangam ma jox la nangam circulaire boobu indi woon problème ba ma génne woon circulaire bi leeral ko circulaire boobu moo leeral moom imposé Kasura yi leen ku fi ñëwoon ci dugal da ngeen ko jox këyit mu dem renoncé ci asilam su renoncé asilam bu ñëwee ngeen jox ko 6 mois bi bu ñëwee ngeen jox ko 6 mois bi wala ngeen jox ko comment una bu dee préfecture donc loolu noonu kon lu fi wóorul amul te loi mooy loo xamante ni si nit doomu aadama rek nit rek mu neex ko rek président de la république sax mënut a wàcc loi li mu wax ñu bind ko ñu yoon wi nii la doxee président de la république sax mënu ko changer mënu ko wàcc fii am na fi ñoo xamante ni si dañ la naan ñun dugalaguñ parce que suñu date war la boo dafañ day changer loi bi ci diggante bi xam nga yooyu man pour man ay problème mu caaxaan la parce que loi boo xam ni loi bu ngeen xamoon ni ñu koy voté fii parce que li décret la njëkk a nekk conseil des ministres ñoo dajaloo waxtaane ko voté ko conseil des ministres laa leen wax de pour ñu voté ko fa rek problème la woon ba amoon na ay genre menace de démission yu mel noonu dafa ngeen ñooñu daañu tourné waat di ko laalaat muy benn
nga jógee fa dañuy dem assemblée bu ñu demee assemblée daat ko fay def loi assemblée aussi tam pour ñu voté ko yéen ñëpp mu ngeen xam ne la assemblée demee bu assemblée voté loi ba pare mais loi boobu nan lañ lu matul un mois nan lañ koy retourné waate assemblée naan leen baaxul defaraat leen ko xam nga kon dafa am yoo xamante ne si moom suñ leen ko waxee war ngeen ci am dut te même loi bi bu fekkoon dañ koy yóbbuwaat assemblée perfectionné ko mais dugal su fekkee sa kayit nekk ci biir nga am sens su fekkee nekkul woon ci bu fekkente ni si maanaam la ñuy wax daf la concerné loo xam ne sa njariñ la da lay perfectionné nga am sens su fekkente ni si maanaam njariñ lañ ca wax maanaam lañ ca wax lor la comme Salvini ni mu doon def yow doo ci bokk parce que loi fii ci Italie Sénégal sa dégg naaw même Sénégal sa warut a réactive maanaam ñi ci ginnaaw waruñu ci jugé donc kon waru cee bokk mais xëy na ñun Sénégal xamuñu loolu moo tax bu ma leen wax lu dañ ko xaw a compliqué te nee nañ damay utiliser baat yoo xam ne ñu bari duñ ko xam malgré que nag maa ngi wolofal lu ne def naa pour wolofal pour nit ñi xam ma mais maa ngi jégalu su fekkee wax naa lu leeru maanaam loi du attewu ci ginnaaw maanaam tey du ma dogal sama loi à part de tey ci 14 juillet bi ni ñëwoon ci ginnaaw ñu déposé woon le 5 le 6 dañ ciy bokk déedéet su fekkoon dañoo changé loi bi yéen ñu dugal ba pare du ngeen ci bokkati su dee lu bon la su dee lu baax mën naa am sax ngeen bokk ci parce que day ëmb ñëpp bu ñëwee da koy généraliser mën na ko ëmbal ñëpp donc kon fii amu fi dara lu wóorati li fi wóorati lenn kese la mooy li ma leen di wax bis bu ne ñàkk dugal kayit rek moo wóorati wala topp asile boo xamante ne si yéen ñëpp a ko xam yéen ñi ne ci camp yeeg ñi ne ci asile yeeg ñëpp a xam ni asile buñ ci daan accordé fukk léegi accordé tuñ ci sax ñaar ñett yi lañuy ñett lañ ci ak ñett lañ ci juróom-ñett yëpp dañ leen di dàq benn bu demee ba tribunal ñu dàq ko beneen bi bu demee cassation ñu dàq ko te cassation la ma leen waxoon la cassation jugé wul pour wax ni 2000 nañ ko jox kayit mais day jugé pour delloowaat juge bi kayit bi ni ko demal nga jugé waat ko temps boobu ngeen di perdre yëpp pour lan te yàlla indi fi possibilité wu may kayit bi nga mën a am possibilité wu yàlla dimbal la nga am kayit comme ñëpp léegi kon lan moo fi waral kon jar topp dem toppi ay asile ba pare wóorul man dama bëgg xam ñu wax ma réellement lan moo ci wóorati su fekkee ne damaa renoncé tey asile tey par exemple ma ñëw waa Kër Suraat bind kayit ni ma kat yow Daouda demal nga renoncé sa asile ñëw ñu jox la kayit su ma ko renoncé force mu ñu dañ may jox kayit parce que kayit bañ ko bindoon ma ngi fi ak seen signature yëpp te du ñu wax ñaari yoon parce que administration xamul bind ñaari yoon kooku kon wóor na beneen wóorul bi nag mooy maanaam damaa dajeeg Samba Ndiaye rek wala am Daouda ñang mu ne ma renoncé sa asile pour mën a jot ci kayit bon bi ma ko waxee man tam ma daal dem renoncé sama asile ñëw dugal ci kayit yi mayuñu ma mais amul problème lu fi wóor di amul léegi xam nga moo fi desaat ginnaaw suba ma dem dugalaat sama asile parce que soo renoncé asile altine néew ñu la bul àllarba mënoo ko dugal man mën naa renoncé sama asile tey jii tey ginnaaw suba wala fileeg weer wala fileeg 15 jours wala fileeg temps bu ma neex damay delluwaat introduire sama asile dem dugal ko ndax man maa bëgg loolu mais loi bi permettre lu amul fenn fu ma loi bi tere ma mën a requérir waat asile donc lu fi wóor di amu fi lépp a wóor nga leen waxante dëgg donc man li ma leen wax la nit da ngay xam luy sa njariñ nga nekk ci te man de wax dëgg yàlla macha allah maa ngi samay kayit kon donc tey nag rus naa trop jàkkaarloo nit wax ko loo xamante ne si da koy gaañ wala rus naa trop jàkkaarloo wax ko loo xam ne ba mu ko defee da caa gaañ te ñu bari ñu ngi may wax naan ma maanaam dimbali maanaam waxtaan bi ñuy waxtaan mi ngi leen dimbali ba ñu bari sax am na fa sax ñëw ba saloon ndeysaan di ma seet pour bëgg ma xam rien que pour remercier ma donc kon man lu may wax nit du ne bëgg naa suba ak jàmm bu ma jàkkaarloo moom du ma sëkk te xaw ma lii dañ ko commencé mais xamuñu fan lay yem xamuñu nan lay mujjee donc du ma ci wax kenn loo xam mais nag li tax ma ciy sonn nii mooy man dama tolloon fi ngeen toll maanaam ñëw fi aw ma fenn fu may jëlee information aw ma fenn fu may xamee dara man ne fi di rayante ci këyit loolu sax d'ailleurs moo ma dugal ci immigration moo ma commencé ko kon donc man damay gis nii man gisuma fi benn intérêt boo xamante ni si maanaam mi ngi fi ci ñu naan leen renoncé leen ko dem wuti ci këyit yi ngeen toog naan wóorul fii dara wóoradiwu fi su dee ci mbirum këyit yi la xam nga lan moo wóoru toog fi amooy këyit wala nga xoole ba mayee këyit bi jàll te dugaloo ci loolu moom mooy li wóorati ndax comme li ma leen wax gouvernement bi fi ne yéen a fi gis li fi ne balaa yàgg moom da ngeen ko gis mu wàcc bu fi wàccee extrême droite bi ñoo gën a taxaw position te extrême droite bu fi yéegee ko amul këyit ku ne moom ci ñoom la ñuy sippi seen politique kon donc loolu mooy li wóorati loolu laa doon wax ci problème bu renoncer asile politique yi dafa am nag ñu ci insisté trop pour naa ci waxtaan ma leen di wax ni nag avocat woo camp woo patronato syndicaliste ñëpp a ci yem képp ku leen wax ni mënu leen a dugal ci kayit yi day wax lu ko neex kayit yi dafa ni bépp étranger képp koo xam extracommunautaire yi boo xamante ni si am nga ku la jël le 8 mars fekk la Italie mën ngaa dugal ci kayit yi kon donc boo amee lii ñenn ñi dañ may woon man de mos naa dugal asilo 2018 mos naa am jàpp 2019 mos ak loo mën a am ci àdduna buñ la jàppoon ci rey nit rek lu mu mën a doon sax nag malgré que am na loi bi ñu exclure mais ñu exclure jaaykatu falsi yi bokkuñu ci man boobu gisuma ko article 380 la fi wax ak favoreggiamento immigration clandestino ak favoreggiamento prostituzione mooy ñi taxaw ci mbedd yi
ñooñu lañ fi wax waxuñu fi jaaykatu fals waxuñu fi kun jàpp ci pullman da ngay gis koo xam ne ay dañ ko contrôler ci pullman bi laaj ko kayit sax mais yéen da ngeen di xam ni bu ngeen dugalee kayit léegi ci cour des grands ngeen nekk cour des grands nag mooy da ngay dem ñu lay contrôler ngay joxe say kayit ñuy woo police di alpha waxutu la ba nga daan gis nit ñi laaxatoo gi daw wala ñu lay jàpp yóbbu kesu la donc léegi kuñ ci contrôler du dara du normal la jàpp leen ni contrôle loolu lay jariñ kayit bi la jox aussi tamit jariñu loolu jox ko homme de tenue ñoom lay jariñ ñoom lay jariñ yow jariñu la yow sa biir armoire la fa nga koy denc amul njariñ donc bu leen ko laaj jox leen ko mais bu leen contrôler amul benn problème tey suba am na ko ma woon naan ma dañ maa contrôler ndax loolu wóor na justement ma ciy profité yéen ñi xool sax xam naa ci deuxième point bi lay ñëw waaw nañ ko yeggalaale mooy ñi nga xam dañoo am contrat yéen ñi am contrat de la woo sama waxtaan bi passé dafa am benn ambiguïté xëy na wala boobu ñenn ñoo xam déggewuñ ko na ma ko waxee man li ma leen di wax man daaw dañu ci xel mi ma leen di jox seen contrat de la woo yi bu leen ko dagg ndax li tax mooy mënoo am sa liggéey bu baax a baax di fayu xaalis bu baax sa njaboot toog di la xaar sa yaay toog di la xaar sa papa toog di la xaar say soxla toog di la xaar fii nga nekk ni boo fay luyaas dañ lay génn lekk ak naan da nga koy def par force nga am liggéey bu baax a baax dagg ko di xaar préfecture convoqué la te xamoo kañ la préfecture di convoqué kon donc man li ma leen wax mooy bu fi kenn dagg contrat yéen ñu yor seen contrat yu baax yëpp continuer leen seen contrat dugal ci kayit bi léegi nag kayit bi li ci am solo mooy bu ngeen koy dugal leen ko par time su ngeen ko dugalee 20 heures wala 25 heures mais su boobaa même contrat bi la bu nekkee temps plein même bu nekkee 8 heures de temps mais boo demee préfecture leen rek la préfecture def parce que nañ xam administration Italie dañ lay tëddee administration Italie yi tëddeewul comme ni ko Mody yi di waxee maanaam dañ koy boccaale dañ la koy dàqal doo am yooyu amul dans l' administration italienne amu fii administration italienne mooy que ni soo fi dugalee dara par exemple ñu gis la yow yaa ngi yore ñaari contrat ñu gis ni yow Daouda Dieng kat man Daouda Dieng maa ngi doon liggéey métal mécanique 8 heures de temps dugal naa ci maye kayit kolf bi fii ndax nee naa damay mindaani sama benn kër mbokk wala damay mindaanu fenn ci kër Samba léegi dugal naa kayit ñoom bu ñu contrôlé te yooyu sax raar na bu ñu ko parce que li may dox chaque jour la jàpp leen ni immigration ay nit rekk fay duñu wàllu utu yeneen xamuñu lu bari nekkul administration italienne nekkul lu am connexion yooyu ngeen yaakaar ba su ku saw sax police day xam ne saw nga wala def nga daal ñun ñoo fooge loolu tubaab mais tubaab nit dong la nit la dafa am limite comme ñun niñ koy amee loo xamul xamoo ko loo xam nga ko yàlla nag may na leen ci benn foo mooy lu ñu bëgg xam-xam ko lu ñu gas xam ko mais nag ñoom ñoo amul joti gas ak xam fi léegi yaa ngi ci njub ñoom soo dëngee rek la ñuy jéem a gas yaay kat te bu ñu gasee gis lañ bëgg a gis mais boo jubee moom am na ci yoo xam seen yoon néew duñ ko sax gas parce que ils ont 1000 problèmes yoo xam ne moo ëpp fopp say problème yow dañuy gis koo xam ne problème bu ndaw bu dee nii lay am naan la man kat dama comme tey kin contrôlé tey police damaa contrôlé ndax loolu garaaw yow defe nga ni ñoom am nañ jotu di xool ko police contrôlé lundi ak mardi mercredi yooyu amul dans l'administration italienne léegi nag comme par exemple amoon naa liggéey 8 heures de temps fii dem naa ñu jël ma golf dem naa préfecture gis na ni 8 heures de temps yi kat yow am ni ma yow Daouda kat am nga temps plein ak fait 4 heures nekkul dañ ma koy boccaareel déedéet dañ may woo ni ma demal nga démissionné benn continué benn lii rek moo fi am kon donc man du ma amee sama contrat baax du ma ko dagg continuer leen seen contrat yi surtout nag liggéey dafa jafe man ma am sama liggéey bu baax di ko dagg du ma ko def li ma leen wax la fois dernière laa leen wax ñi ci mën a négocier ak seen ay patron na négocier ak ñoom bu ñu leen mënee wàññil temps bi ci contrat bi te même sax su dee ci liggéey bi sax mën nañu ko bañ a wàññi na leen ko wàññi rek ci contrat bi comme bu ñu liggéey 8 heures ñu déclaré leen 4 heures su fekkee ñu mën a amaat benn 4 heures fait baax na mais su fekkee ni patron bu compliqué wala patron yore diitaay yu mag yi nga xam ñoom faale wu yooyu wala sax bu ko xamee sax lay dàq mais bàyyi noonu toog jàpp sa njaabu dem liggéey parce que tamit convocation préfecture bi leen yaakaar tey la wala suba de am na fi ñoo xam bañ dugalee toog nañ 1 an 2 ans ñu doon leen convoqué ça dépend am na ñoo xam dugal nañ 1 mois ñu passe am na ñu lay yónnee ay lettres di leen demander ay complément dossier parce que année bi dafa am maye dafa am benn façon boo xam man xaw ma ko woon mais gis naa ko léegi ñu koy def mooy léegi inspecteur de labor bu njëkkoon daaw ñu laaj document mais léegi inspecteur de labor yi wala préfecture léegi dañ lay laaj lay bind ni la scanner document yi nga yónnee leen ko soo leen ko yónnee par ñu door laa convoqué parce que loolu xëy na li ko indi mooy feebar bi am xëy na bëgguñu recevoir mbooloo moo tax xëy na ñu ngi bëgg am lépp online peut-être que loolu lay doon daal mais actuellement ni soo loolu la ñuy def donc loolu moo fi ne donc ma ciy profité di leen wax yéen ñu yore seen contrat yi bu leen ko dakk kon leen seen contrat yi di wax ni jaaykat yi ndax dama ci gis ñu bari dañ may laaj question boobu maanaam dugal naa ci kii ndax dinaa mën a éthique dem leen éthique ndax bu ngeen éthique jiwul du ngeen amul xaalis bu ngeen amul xaalis bu contribution yi ñëwee du ngeen ko mën a fay te itamit da ngeen amee njaboot am fii lu ne lu leen war te nit ki li ko war moom comme que du ko wàcc mukk tey wareef la boo xam ne daf fay toog te da ko war a faj da ngay def la nga koy fajee dem leen éthique ji mais éthique bi da ngeen di dawal xel xam nga nit ku ne xam nga tubaab bi xamul dara mais ci kaw sa tontu yi nga koy tontu ci lay xamee yaay kan par exemple man damaa bind ni damay mindaaru Parma wala damay mindaaru Milan ma ñëw état si salaire ma par exemple mais bu ma contrôlé police contrôlé ma fii ma jox ko sama document ñu bari dañ naan loolu bu la contrôlé wóorul dara wóor a diw fi mais bu ma contrôlé ni ma yow yaa ngi nii Parma ngay liggéey looy def damay vacances nit ku ne am nga droit vacances
damay vacances mën nga ko lay lool damaa jël congé mën nga ko lay lool sama patron dafay ñëwoon ma ànd ak moom parce que kuy golf bu la neexee ngay voyage ànd ak moom mën nga ko lay lool téeméeri junni lay yuy wane ni yow mu am nga droit déplacer parce que néewuñu leen kuy liggéey daf fay fixé lu añ fa reer fa ndekki fa toog fa 8 heures de temps 12 heures de temps amul mais ça dépend ci li ngay tontu yooyu nag ngeen di créer formule ko ba mu nekk tontu bu yanu maanaam kat yow kat par ngay liggéey loolu fi man la temps yi dama jël vacances suñu sama patron dafa dem fenn moom dafa dem ñibbi wala dafa voyagé wala dafa nangam ma ñëw fa jël vacances yooyu wala sax sama patron ci kër ga damaa jël vacances parce que am ngeen droit jël vacances ñun ñëpp am droit ba jël vacances alors tax ngay jaay nga ne ko mais su ma toogee sama kër bu ma toogee du ma am lu ma def léegi damay ñëw wut si fii dara lu ma am ñoom compréhension nañ xam ne ñun liggéey mooy fi indi ce qui est important mooy man ñenn rek laa amoon lu may wax xëy na su ma koy wax ñenn ñi laa koy wax sax xëy na mooy ñiy jaay fals man soon may ñoom moom bon su ma mënta arrêté jaay fals mais dinaa ko wàññi bu baax a baax pour ñu bañ ma ci jàpp parce que fals bu ñu ko jàppee bu la jàppee xëy na mën nañoo gas xëy na bu ñu gasee mën nañ mooy li may def naa leen fexe leen bu leen gase parce que bu ñu gasee xëy na mën nañoo gis ne kii parme la déclaré woon ba pare jàpp nañ ko démb jàppaat ko bërki démb jàppaat ko suba jàppaat ko ginnaaw suba bu jàpp yi bëgg a bari fi mu nekk ci benn zone bi dañuy xalaat ni kii fii la résider fi la nekk donc côté boobu laay wax rek xanaa ñu moytu ko mais bu dee ñu ci des moom bu leen yàq seen liggéey ngir maye kayit ñaar yëpp mën nañoo ànd préfecture yeeg kesuraay yi moom duñu xëy suba rek boccaare leen ñenn ñi moom dañ naan wóoru ndax dañuy yónnee contrôle ca kayit yëpp man dama leen di wax ñaar fukki at yi ñu ma fi nekk man Italie ñaar fukki at maa ngi fi di suivre maye kayit bu fi am na dugg naa ca bokk ca xëy na daawul def vidéo comme YouTube ni mais ñi ma xam nañ dama daan yëngu presque fii kayit ñu bari wax dëgg yàlla seeni kayit sama loxo la ko yàlla jaarale donc ñooñu noonu ñoo kii maye kayit ñooñu naan contrôle day am man bañ dalee maye kayit ñaar fukki at mosuma gis préfecture bu contrôlé bu dee kesuraay moom xëy na mën nañ contrôler te kesuraay seen yoon nekku ci bii baa yàlla dogal na ko bii baa yàlla dogal na ni permis de séjour bi ñu lay jox mënuñu cee contrôler daal ndax permis de séjour bi da nga leen jox leen ma permis de séjour mooy wuti liggéey kii wuti liggéey nag mënoo ko contrôler fenn kon donc ñoom bii baa amul mun am contrôle du ma leen wax nag amul contrôle parce que tamit am nañ droit préfecture am na droit contrôler la mais man maye kayit ba mu xewee ba tey te ku gis ni mos koo contrôler na ko wax mosuma yu yabal nit di ko contrôler ndax fa ngay fa muy liggéey fa muy ndax préfecture ils ont 1000 problèmes yu gën a am importance wala yu gën a am fayda wala yu leen gën a jaaxal ka say problème yow donc côté boobu man li ma leen yokk di leen ko sant mooy ku ci am sa liggéey bu baax na nga ko téye bu ko démissionné ndax mayam kayit bi ku ci mën a dem été yet demal été ji ndax nit day jël vacances ak férié bu la police jàppee nga ko damaa nekk férié wala damaa nekk vacances ñiy jaay fals nañ ko xaw a moytu tuuti wala ñu moytu jàpp yeeg yu mel noonu ñoo xam ñoom ni ñu koy defee parce que man mi jaar naa jaayum fals xam naa ko nu muy demee donc nekkul loolu xam naa nag bari na xëy na am na ñu naan sax damay wax lu bari ci man mais tamit nit ki moom li mu xam rek la mën a wax comme ni ko alxuraan dafa maché naa illaa bimaa alim naa nit ki li mu xam rek la mën a wax donc su may wax ci man toujours it mooy li nga xam ne dund naa ko loolu laay na pour wan leen lii nekkul luñ ma nettal wala parce que moo di def ci bari yu ñuy nettal yoo xam ne dëgg dégg naa rek la moo tax ma leen di wan loo xam man maa ko dund nag kon donc loo tax man mais nekkul man pour wax leen may kat donc c'est pas important beneen bi ci des mooy waaw kay troisième point dama waxoon bii passé leen loo xam ne si xëy na ñenn ñi dañ ko dégg dama leen ñu nekk Europe mën nañ dugal si kayit mais li des waxtaanu biir néeg la waxtaanu biir néeg boobu nekkul ay damay complot yéen wala da ngeen may jox dara ma def wala déedéet li ma leen ni waxtaanu biir néeg la mooy loi bi dafa ni ku fi le 8 mars fekkul mënoo dugal kayit xam nga loolu mooy li loi bi wax loolu mooy li kaw loo xam mbedd mi bu ñu génnee mën nañ ko fi wax waxtaanu biir néeg bi mooy yow mi nga xam France nga ne wala Allemagne nga ne wala foo mën a nekk ci àdduna le 8 mars fekkule fi waaye dañuy dugal kayit nga bëgg ci kayit yi waxtaanu biir néeg bi mooy nañ ko daan defee demal wut kenn ku la lijjantil preuve wala koo bokkul tur wala koo bokkal sant mu lijjanti loolu mooy waxtaanu biir néeg parce que loolu ñemewuma ko wax ci kaw ndax boo ko waxee ci kaw c'est pénal xëy na loolu ñemewuñ ko doon italien tey du ma ko laaj xalaatuma ko sax ñemewuma ko donc loolu laay jox mooy waxtaanu biir néeg mais nekkul ay waxtaan yu complot amu fi dara lu fi nëbb loi la tudd man aw ma fi dara lu may nëbb man daaw dañu boobu man ku ma fi woo waxtaanu biir néeg it am waxtaanu biir néeg mooy lii ma leen di wax di leen expliquer yoon bi ñuy jaar parce que loi bi man dafa ma tere ma naan leen dem leen dëngal te itam dem leen dëngal mooy amu leen preuve par ma leen dem leen wuti ko mais nag ñun ñëpp ay sénégalais lañ te yàgg nañ fi may kay yàgg nañ ko lijjël te ñëpp xam ne kay dañ ko lijjël loolu tax ma leen di waxtaanu biir néeg la loolu kese mooy wax ji mais nekkul ay waxtaan yu ñuy sànn nekk yu ñuy sànn wala yu mel noonu amul loolu mooy waxtaanu biir néeg bi ma ci profité di wax ne rek moom maanaam di ci affaire am solo rek mooy ku ci ne li ñuy seq ak moom ñu xam ko mooy tout parce que comme dama leen wax la dugalal la kayit ba jox la récépissé jox la ay 24 boo fay ça ne va pas dire que kooku léppam mën na ndax moom ma la ko defal su fekkee ne ni si amul résultat bu doy bu bis ba jotee convocation jotee doo ko gis wala bu ñëwee yéen ñaa ñi dañ leen di mbax fa duñ ko jox kayit loolu tax nag ñeneen ñett comment doué bi ñi koy dugal am na ci ñoo xamante ne si ñaari condition wax naa ko pourtant 1000 fois ñaari condition yi boo ko matul boo ci amee benn kese amoo droit dugal da ngay gis ku la woon na la damaa dugaloon comment doué bi léegi damaa xamul nu may def nga ne ko lan nga ko dugale mu nettal la benn condition la lay wax mais benn condition boo am amoo ba ca des boo dugalee koy boccaare parce que loi dafa leer dafa ni foog nga am séjour lu commencé 31 octobre ba fii ñu toll 31 octobre ba fii ñu toll su fekkee ne ni si am nga loolu ba pare
deuxième condition bi muy la mooy nga mos a liggéey lu jiitu 31 octobre ci ñetti secteur golf badante ak agriculture lii la loi bi wax su fekkee man mos naa liggéey secteur yële avant waaye sama séjour jeexul octobre mënoo dugal su fekkee sama séjour dafa jeex octobre tam aw mosuma liggéey ci yële mënoo dugal kon donc loolu lu leer naa ñu la mais ñun Sénégalais dañoo am benn problème soo nee ku solul mbubb bu mu fi dugg da ngay gis koo xamante ne soo nee ku solul mbubb bu mu fi dugg da ngay gis koo xamante ne sol mbubb mu ndax la man ne mbubb mu jaune laa sol ndax mën naa fee dugg xam nga yooyu dañ ko war a bàyyi parce que wax moom day généraliser lu waa dafa ëmb ñëpp su ëmbee ñëpp nag yaay xool fa nga ca nekk mais nekkul lépp lañ mën a laaj daal am na ci bëgg dem sax kuy tooñ kenn ci groupe bi mais ni mu ko waxee sax xamee ko noonu gis nga nit sax da lay won naan la bu may dugg bu may dem Kazu ban tànk laay jiital yooyu ngeen di jéemu bàyyi nag di jéemu laaj yoo am fayda yi nga xamante xëy na nag bon kenn ku ne sa laaj amal na la fayda xëy na tamit kenn ku ne fa nga toll la mais nag am na ci loo xam ne wax dëgg yàlla man pour man laaj ko moom wax dëgg yàlla mën na ñàkk daal te day xaw a dem ba nduroog tey tey tamit nag wax dëgg yàlla suñu leen di wax dëgg moom man de pare naa pour dimbali ñëpp sonn naa ci pour dimbali ñëpp it nag mais nag am na ñu lay woo ay appels yoo xam te ne wax dëgg yàlla léeg-léeg day metti parce que li ñu lay laaj dafay fekk ni wax nga ko ca groupe ba wala nga wax ko ci vidéo bi ñu tourné waataat ñëwaat laaj la ko day mën a ñàkk nag wax dëgg yàlla moo tax nag yu mel noonu nañuy déglu audio yi di déglu vidéo yi di concentré wu lépp lu ñu wax d'une manière générale lañ koy wax léegi d'une manière générale bu ñu ko waxee yaay xool ndax yaa ngi ci biir wala yaa ngi ci biti mais nekkul da ngay ñëwaat ci man naa ma est-ce que man maa ngi ci biir su fekk ne yow xam nga ne yaa ngi ci biir yooyu xam nga yooyu temps bu ñuy perdre te mun naa ñàkk daal beneen bi ci desaat ma ciy profité di ko wax xëy nañu maa ngi ko doon wax sa début wa sax même nga mayam këyit mi yokk nañ ko ba 15 août lu officiel la tey jii ñett nit woo nañ ma wala ñeent ni ma dafa am ñu leen ni maye bu commando bi ni leen day jeex la 15 juillet du benn dëgg maye këyit comment uuna bi ñoo ci yem 15 août yóbbu nañ ko ba 15 août lay jeex maye këyit bi le 15 août lay jeex muy comment uuna bi di commando bi lii mooy lu wér ku leen ci wax leneen yi day waxtaan rek baa mu dugg xumbal beneen bi ci des mooy retard de convocation yi ñun Sénégalais dafa am benn problème boo xam ne dañ ko xaw a am mooy que ni man su ma dugalee kayit le premier Samba dugal le 4 suñu convoqué Samba rek man damaa def ne man dama war a am problème quoi pour man dootuma nelaw dootuma am jàmm te loolu daf ci dem ba suñu lépp la daf ñuy lor sax parfois nga gis tubaab may nit dara sax kee dem wuti sax amul sax mu ni diw man mayee tax côté boobu ñun dañ ci war a def ndànk ndax li tax mooy man mën naa dugal kayit le 1er juin nit dugal kayit le 13 juin moom ñu convoqué ko man duñ ma convoqué mën na nekk ci ñetti possibilité mën na ko nekk mbaalu ko ëpp bi ci njëkk mooy kayit yi buy wàcc maanaam dana nekk ay par exemple ñu ngi woon ci 80 000 kayit imagine xam ngeen 80 000 kayit benn nit du ko gestionné mais suy wàcc par exemple préfecture lu mu bon dana am ay 4 fonctionnaires wala 5 fonctionnaires imagine dama leen di jox exemple am na 4 fonctionnaires am na A am na B am na C am na D léegi kayit yi buy wàcc li muy wàccee ci ordre boobu la ñuy jël jox A jox B jox D jox C ñoom ñeent noonu la leen koy séddalee léegi ci kaw bi ñuy wàcc ñu séddale ko am na daaw dañam koo xam dafa am rigueur moom day liggéey tout le temps mu ngi liggéey moom dafa gëm li muy def rak tak mu def ko et puis wala booy bi door a ñëw la kooku dossier bi da koy gaaw a yeggale kooku su fekkente ne si ki déposé woon le 10 juin moom moo njëkk a jot kii mën na teel a génn léegi su fekkee am na benn lazarone koo xamante ne si du liggéeykat maanaam tuxkat yooyu la wala yàgg na ci bureau ba nga xam retraité ko dese wala benn dossier lay laal wala diggante bi yaayam dee na fi wala diggante baayam dee na fi wala diggante am na fi benn préoccupation wala diggante mu dem férié fekk sa dossier ci moom la nekk mën nañoo convaincre que tey duñ la convaincre te pourtant le premier nga déposé woon kii la 10 la déposé woon mais kii la 10 kii dossier am ki mu tombeel fonctionnaire bi mu tombeel ku gaaw la day liggéey léegi dossier am day dem man mi nga xam sama dossier mi ngi woon Samba Ndiaye mi mais du dem kon donc bu ñu convoqué kële sa Abdoulaye sama xarit bi dugaloon le 10 te man ma dugaloon le premier ça ne va pas dire que sama dossier dafa baaxul ça ne va pas dire que du ma jot kayit ça ne va pas dire que dafa am anomalie mais ñun Sénégalais problème bi mooy tey jii presque tey ñetti nit wala ñeent woo nañ ma am na sax keroog koo xam man maa ko dugal kenn ko jot na kenn ko jotoon ba xam man maa njëkk a dugal diw lu tax diw njëkk maa jot te problème mooy yow la kay laaj waaw lu tax diw njëkk maa jot mais lu tax diw njëkk laa jot yàlla amul leneen mais léegi dugal nga fi léegi tubaab bi moom am na fulla ju day ak fayda ju day li ngeen dugal su baaxul daañu leen bind lettre gis nga loolu nga naan diw moomu jot na te yow jotoo gis nga boo moytuwul bu fekkoon lu bon la yow yaa njëkk a jot diw ndax daañu la bindu lettre ni la kat yow Samba Ndiaye mi li nga fi indi dara baax wala li nga fi indi manqué na nangam wala li nga fi indi demal def ci nangam ñoom toujours dañ lay wax loo xam ne moom ngay def pour corriger say këy mais nekkul day ñëw rek boccaar ko subito donc dalal leen seen xel yi njëkk a dugal taxut a njëkk am convocation njëkk a dugal taxut a njëkk a jot këy njëkk a dugal taxut a teewut a mujj njëkk a jot këy kon nag suñ la woowul dañ laa woowul te it nag may kayit bi yéen ñi ma gis taxaar yi bees yi
wala dem na am na benn boy buy tooñ quoi da ñoom ñooy nand tey quoi parce que ñoom nee ñoom bu ñu ñëwee ñoo gën a nand mag ñi quoi ñoom bëgg dem ci groupe WhatsApp defe naa 1 bi la xaw ma 2 bi maa ngi fa gis ku ñu tooñ defe naa 2 bi la parce que foofu ëppoon kii maa ngi gis ku ñuy tooñ quoi dañuy ñoom Modou yu bees ñooy nand tey waaye yéen nand tey yéen Modou yu bees yi nand tey problème bi mooy su fekkente ni si maanaam da ngeen a dugal ci maye kayit bu leen yaakaar ni maye kayit 1 mois lay dire wala 2 mois kayit nit dugal na ko toog 1 an muy door a génn kayit nit dugal na ko toog 2 ans muy door a génn kayit nit dugal na ko toog 3 ans muy door a génn loolu tax ma leen bu leen dagg seen contrat parce que on sait jamais kenn xamul kañ lañ lay convoqué bu leen yaakaar da ngeen dugal tey rek balaa 15 jours ñu commencé woote wala balaa 20 jours ñu commencé laa woote bu leen yaakaar da ngeen koy jot suba wala ginnaaw suba de kayit day duré comme nag yàlla mën nga dugal aussi tam dans 1 mois 2 mois mu jox la parce que comme li may waxoon keroog it laa gëm man mooy kayit yi dana gaaw parce que ñu dugal moo bariwul mais ñu moo bareewul mais man pour man sax xam comme ni ma xamee Sénégalais xaw ma yeneen xeet yi te même sax yeneen xeet yi am nañ jikko jooju tuuti mooy ñun Sénégalais moom dernier jour yi moom maa ngi leen di envisager nii ngeen di naaw ku na naan ka ma yaakaar woon daf maa war gaawal dugal moom man leer na dernier jour yi moom dana bari ñu dugal donc kon kenn mënagul wax na la demee mais bu leen yaakaar ni kayit yi benn weer la mbaa ñaari weer wala ñetti weer man bu doon maa yéene su ma ko dugalee ba damay dem doxi samay soxla dem liggéey fàtte ko sax bis bu yàlla dogalee fileeg 6 mois 7 mois su ma jotul dara doon dellu préfecture nag parce que tamit maa koy may leen préciser leneen aussi mooy yéen ñi dugal ki leen dugal mën nay xool fan la yëfi toll parce que fu mu toll waa préfecture dañ koy envoyé ci plateforme bi wax leen diw mi dugal mi ngi toll sàngam moo tax ñoom dañ ko mën a suivre ba benn moment ñu ci bari ci yéen dañ ma ne ñi leen dugal xëy na xamuñu leen xëy na dañoo am ak ñoom problème xëy na seen email dañ ci juum wala yu mel noonu bu dee lu mel noonu amul leen problème bu leen ci tiit bu leen ci jaaxle préfecture yi rek ngeen di adressé wu ñoom dañ leen wax fan ngeen toll actuellement nii ñuy waxee nag préfecture yu bari ubbi ñu email la ñuy kiiwee tey tamit actuellement nii may wax ak yéen sax moom kenn sañu fee dem préfecture naan xanaa sama dugal fu mu toll parce que yéen a ngi door dugal le premier juin matagul sax 1 mois kon donc xanaa kenn ñëwu fi xëccoo te kii te wax ci li may wax la maye bu leen yaakaar tey la wala suba maye mën na durer 6 mois mën na durer 1 an mën na durer 2 ans am na fi ñu ëppal loolu sax même donc kon bu leen yaakaar tey suba la ku jotagul wala nga am problème mais da ngay xaar tuuti fi léegi 3 mois 4 mois ba lii jàll nga door a dem préfecture nga wala nga bind leen boo leen bindee email daañu la tontu ñoom leen sama maye man la diw maa dugaloon jour tel numéro nangam bind leen su ko defee daañu la tontu wax la fan la sa def tool même bu la ki la dugaloon bu ko gisul pratique bi daal mais nag bu leen yaakaar parce que ñu bari am na ñoo xam ne maa leen dugalal premier jour ñu ngi commencé la bind naan la ay fan la sa fan laa toll fan nga toll préfecture nga toll amul leneen donc côté boobu aussi dem ma ko doon leeral ci retard convocation yi nii nañ def ndànk rek nañ def ndànk bu ñu yàkkamti quoi parce que yàkkamti moom boo yàkkamtee tubaab bi yàkkamti administration Italie moom mooy li gën a yéex ci àdduna te nit mënu fee ñëw toog fi ñeenti at mbaa juróom-benn at mbaa fukki at amooy kay tey nga dugal ko matagul sax weer ngay naaw naan dama ko cee nga jot ak fu mu toll ak fu mu kii yooyu moom nañ dal rek te dem liggéey suñu liggéey jéem a ñaan yàlla été bi dox ñu ama soq ko tuut su ko defee sax xam nga fi léegi hiver beeg yooyu sax xëy na yàlla dogal ñu fay ay compte ko ci jéem a jot ci kay incha allah yàlla suñu borom def ñëpp jot ci beneen bi ci des mooy problème idénité allocative booy seet kenn bindu ko ci loi bi man defoon naa année bi sax kenn du ko laaj mais nag yàgg nañ koo laaj may kayit bu jot chaque année daan nañ ko laaj idénité allocative nag mooy loo xamante ni si Italie da koy laaj mais li ci gën a yéeme mooy sooy seet li loi bi wax ci idénité allocative mooy fi nga dëkk maanaam dëkkukaay la boo xamante ni nit mën na fa dëkk maanaam nit mën na fa nooyi maanaam amul humidité peut-être que maanaam kii courant yeeg yooyu fiilu courant yi fi ñu war a jaar nañ fa fiilu ndox yi fi ñu war a jaar nañ fa mooy daal bâtiment bu complet boo xam nit mën nañu fa tudd mooy idénité allocative maanaam fi nga dëkk mu idoine maanaam mu dëkku ci kaw paramètres yu bari nag ba pare tamit idénité allocative day laaj chaque kër bu ne Italie loi la chaque mètre am na tant de personnes yu fa war a dëkk moo tax itam bu ñu ñëwee ñoom dañuy natt ñoom day tant de personnes yooyu ñoom lañ autorisé ñu war a dëkk ci kër gi ci yoon mais li loi bi wax ci idénité allocative bu woon leen ni Italie dañuy déconné dañuy léeg-léeg dañuy fo dafa ni soo demoon ci commune par exemple nga ñëwoon bind ni man commune yi nag ñoo koy joxe yéen ñëpp ku koy demandé ci commune ba ngay dem demandé ko ki kër gi nekk ci turam ma am contrat nag moom mooy dem def demande bi commune su ko demandé commune ñoom daañu envoyé seen ay techniciens ñu ñëw ci kër gi xool door lay bu fekkee d'accord nañoo yow doon lay livré idénité allocative bi moo tax day jël tuuti temps moo tax nag yéen ñu ko defagul ñëpp gaaw leen def ko su ko defee kër yëpp ngeen mën ko am ndax daañ bokk na ci kayit yi nii laaj te dañ leen koy laaj léegi nag boo toogee ba ñu convoqué la nga door koy wuti soo ko amul sa convocation day gën a retardaat parce que bu date bi jotee te amoo ko dañ koy poussaat benn dañ lay joxaat benn date te loolu da ngay demaat day sori waat mooy li may waxoon yi am anamal day gën a sori parce que dañuy jeexal ñi ba door laa jëlaat donc moo tax actuellement nii yéen ñëpp ku ko mën a demandé na nga dem demandé ci maire yi lañ koy demandé commune yi ngay dem kër ki nga xamante ni si moo lay jël wala yow mi am en général nag en général ki nga xam man la ñuy dugal man par exemple man daaw la man la ñuy dugal fi ma hospité kër googu lañ koy laaj idénité allocative bi foofu lañ koy laaj donc côté ki nga xam moom mu lay defal hospité na dem wuti idénité allocative léegi su ko amee nga xam buñ la convoqué rek booy dem di nga ko mën a yóbbaale sinon boo ko yóbbaale wala ñu convoqué laaj la ko nga doo koy dugal da ngay amaat problème moo tax ma leen koy wax léegi idénité allocative li lu waat wax mooy kër gu ko amul kër goo xam commune bi ñëw na xool ni la ah fii sax noonu lay demande amul idénité allocative li lu waat wax laa rek
nit waru faa fanaan dañoo war a génn ñëpp ci kër gi ci jour bi tëj kër gi balaa yàgg ñu daaneel ko ci loi bi wax pero comme niñ ko xamee loolu mosul am te du am parce que kër yi ñun moomuñu ko tubaab yee ko te kenn ñëw fi daaneel këru jàpp ci idoneul ndax kër yi fii doon fii kër yi nga xam mën na am idénité la jaati fii bu dee Italie bu dee téeméeri kër nga fi gis presque yu mujj a defar la 20 la parce que bu ñu fàtte tabax yu jëkkoo ni courant yi daawuñu ko respecté ni mu waroon demee ndox yi daawuñu ko respecté ni mu waroon demee donc kon yi fi idoon benn bariwul mais nag ñoom communes yeeg yooyu seen yoon néew ci yooyu fa léeg-léeg c'est rare nga daje commune yi sax day li ñuy xëccoog nit ñi ñun étranger li ñuy xëccoog ñun ci idénité la jaati mooy ñun paramètres yi maanaam kër day nekk ay paramètre bu ndaw ñu bëgg fee dugal ñeent juróomi nit parfois loolu la ñuy xëccoog ñun ni ñu fi ñett rek fa mën a dëkk te ñun ñeent lañ wala yu mel ne problème yooyu la ñu am mais idénité la jaati presque kër boobu dugal dañ la koy jox yenn commune bi moom dañ ci wut xaalis yenn commune dañ koy fay lu cher am na ñu koy fay ay 200 euros ay 300 euros ay 500 euros am na ñuy fay 20 euros am na ñuy fay 30 euros sax mais donc ça dépend rek ci commune bi ngay dajale timbre aussi daañu ko ci laaj mais daal yéen ñëpp daal da ngeen dem jéem ko wut ñi nga xamante ne si maanaam am nañ hospitalité benn kër nañ jéem a wut ko parce que dañ ko laaj te buñ ko laajee boo ko demandé aussi tam demande bi nekkul da nga koy demandé tey suba nga jot ko soo ko demandé commune bi parce que li tax muy jël temps mooy soo ko demandé commune bi day yebal ay technicien fam technicien xam ngi ne ci commune yi loolu la ñuy ay chauffeur lañ en général yooyu léegi boo ko defee demande bi commune ba adressé ko ba pare soo demee ñoom dañuy abal seen technicien loolu day jël temps parce que techniciens yi nekkuñu kër yëpp surtout que bu ko ñëpp bëggandoo nekkul waa technicien ñu néew la ñuy doon ay ñaar en général ñaar ñett bu commune yu mag a mag yi la ñuy doon bëgg a wër kër yëpp xam nga loolu day jël temps moo tax boo ko teelee dugal moo gën su ko defee moom bu demee ba xool kër gi xool paramétrage bi d'accord ci mooy dellu bu dellu commune ba leen kii ok naa ko su ko defee boo demee après ñu jox la feuille identité adjective identité adjective nag jarul kenn ku ne di ko wut kenn ku ne du partout benn kër bu ne benn rek doy na ci benn kër bu ne benn identité adjective doy na ci sa tur nekk na ci nekku ci amul problème basta que adresse su kër bi nga joxe sa hospital di nekk ci na ci nekk sa tur bu ci nekkee bu ci nekkul yëpp baax na quoi loolu mooy identité adjective beneen bi ci des mooy retour sénégalais yi mu leen di wax yéen sénégalais yëpp ñi nga xam ne da ngeen nekk bitim réew wala ngeen nekk Sénégal tax fa seen këyit jeex ñi nga xam dañoo am récépissé ñi seen këyit jeexoon ñu dugaloon poste ba am récépissé yéen seen yoon nekkul ci visa seen yoon nekkul ci mën ngeen a dugg mun leen a dugg yéen mën ngeen a dugg yéen ñu yore récépissé ñëpp laa wax mën ngeen a dugg sans visa ce qui est important rek mooy mun leen a transiter ci espace Schengen bi maanaam pays yi nga xam ne Schengen bi lañ bokk def naa 26 pays la mun leen cee wàcc fenn waaye mën ngeen a wàcc Turquie mën ngeen a wàcc Maroc mën ngeen a wàcc Tunisie mën ngeen a wàcc ba Dubaï sax weeru Dubaï bi Émirats bu leen neexee ngeen jël ko yooyu noonu yëpp mën ngeen cee wàcc Espagne mën leen faa waa escale France mën leen faa escale Portugal mën leen faa escale Bruxelles Belgique mën leen faa Espagne mën leen faa escale ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañoo bokk 26 pays lañ xëy na bu ñu ko xamul dañ ko xam mais ku tàpp ci internet da nga ko xam yooyu mën leen faa escale mais yéen mën ngeen yooyu ñu yor récépissé kon yéen amul leen benn problème bu leen boole seen bopp ci problème bi saa bu leen neexee wala compagnie yi départ dem leen jëndi billet ngeen ñëw ñibbisi léegi ñi ci des mooy ñi nga xamante ne séjour la ñu yoroon séjour bi jeex li commencé 1er janvier ba def naa 1er juillet wala 31 juillet le 31 juillet yéen ñooñu seen séjour jeex nga xam Sénégal ngeen nekkoon am ngeen droit wu voyager directement sans visa du ngeen am visa sans visa jël sa séjour bu jeex bi def sa biir passeport ñëw aéroport Dakar départ am ngeen droit bi mais amu leen droit transiter area Schengen bi foofu aussi dañoo wax amu leen droit transiter fi loolu da ngeen wuti visa mooy ñi nga xamante ne si par exemple biir tam lañu yoroon ñooñu pour ñu ñibbisi dañuy dem wuti visa ñi nga xam ne biir Bruxelles lañu yoroon bi ñu ñibbisi dañuy dem wuti visa ñi jëndoon Air France bu ñu ñibbisi dañuy dem wuti visa mais man li may conseillé ñëpp te man moom lay wax à chaque fois mooy man su doon mën na damay préféré parce que am ngeen droit bi renoncer sa billet demander remboursement nag bu ñu ci fàtte benn affaire damay jaay billet xam naa ko man dama ci am ay problème sax yu mel mooy remboursement nee na 1 an lay duré maanaam boo demander remboursement compagnie bi 1 an fileeg 1 an la lay fay mën na la fay tey mën na la fay suba rek mais fileeg maanaam délai bi 1 an la am na 1 an délai 1 an pour fay donc léegi bu ñu demee wuti loolu noonu bu ngeen demee man moo tax man li ma leen di wax mooy je préfère plus man soo mën a li ngay rang fee di wuti visa man damay préfère dem jëndi beneen billet boo xam day jaar ci suuf day jaar ci Afrique comme bu mel ne Roi Air Maroc wala Air Tunisie wala ma jëndi Turquie bi même parce que Turquie bi yomb na da nga fay yàgg la ñu wax mais sa yoon ñëpp ci da ngay voyager donc man dama leen di conseiller ngeen dem jëli boobu ka ngeen dem jëndi visa bu ngeen ñëwee seen dëkk bu ngeen ñëwee demandé seen remboursement bi fileeg 1 an ñu fay leen fileeg 1 an bu yàlla mën na def sax bu ñu la koy fay nga bëgg a ñibbi waat Sénégal nga demal jënd sa billet Sénégal donc yéen ñi nga xam seen séjour jeex na loolu ngeen am ñiy transité nag area Schengen bi ñoom dañuy wuti visa bi bërki dem maa ngi lire benn circulaire def naa dugal nañ ko sax ci groupe WhatsApp 1 bi wala 2 bi même Yérim defe naa dugal na ko
maa ngi lire benn circulaire bu ñu génne ñu ni ñooy wax de fii la jógee circulaire bi que ni ñi nga xam dañuy wut visa d'ingresso bu njëkkoon li taxoon visa ingresso mu xawoon tiital ñëpp nag ñëpp la tiital ba ñun ñëpp ñu wax li tiitaloon nit ñi ci visa ingresso bërki dem gis naa circulaire bi ñoom dind nañ ko mooy que ni ambassade bu njëkk pour mu mën la jox visa ingresso soo demandé yow mi nga xam sa séjour dafa jeex danaan bind questura bi nga xamante ni yow fa nga amee séjour da daan bind laaj ko nu laaw sax maanaam laaj ko autorisation pour jox la visa te loolu am na fi ñoo xam dañoo amoon false am na fi ñoo xam dañoo amoon problème ba pare itam loolu day yàgg ndax questura yi actuellement ak maye kayit beeg seen ay problème yi ñu am yëpp daan yàgg loolu moo taxoon nit ñi tiit mais circulaire bi ma gis bërki démb te génn na mooy que ni dafa ni maanaam ambassadeur bi boo demandé visa na la jox visa sans mu demandé questura yi AVM nu laaw sa autorisation maanaam du demandé autorisation questura yi kon donc visa d'ingresso yi dana gën a gaaw xëy na li ciy fay ci xaalis rek mooy problème bi mais dootul nekkati problème buy yàgg ak wala problème booy tiit ñooy seet sa kayit ak yooyu ñoom li ñu wax mooy visa bi képp ku ko demande mooy yéen ñu yoroon Schengen yéen ñu war a ñibbi te nekk Schengen bi mun ngeen dem demande visa xëy na fay gi dana cher mais bon lu mun da ñàkk day nekk mais bu ngeen amee mais visa boobu léegi dootu ñu laaj questura yi mais da ngeen koy demandé bu ngeen demandé automatiquement da leen ko war a jox donc man pour man dans les 10 jours dans les 15 jours dans les maximum un mois peut-être en tout cas waratul yàgg parce que léegi ci ambassadeur bi ci moom ambassade bi ci moom moo koy décider léegi pour jox le visa d'ingresso kon donc léegi du yàggati ñeneen ñi ci des mooy ñiy jaar ci man nag foofu laa xamul ñoom fan lañ bëgg a wax man moo xaw ma de toute façon nee am na ñoo xam ne dañuy jaar ci yenn dëkk yi foog ñu wutalee attestation bi nag consulat bi moo koy defar consulat bi mooy defar attestation war a ni man daaw la ñag bi maa ko autorisé mu voyage ak séjour bu jeex bi loolu nee nañ la ko defaral bu gaaw nekkul demande visa comme ni ñu ko ñenn ñi defee dem demande visa di fay xaalis non loolu du demande visa demande d'attestation maanaam demande boobu bokkul ak demande visa doo ci fay xaalis bari waroo ci fay dara sax ci li ma gis ci circulaire bi ñu bind donc kon yéen ñooñu yéen loolu ngeen am bu dee borom visa yéen moom def naa yéen seen problème mi ngi réglé wu maa ngi leen di ziar bu baax di ziar soxna si ko initié woon loolu benn ab faaleen la moom maa ngi koy ziar moom xam naa mi ngi ciy yëngu incha allah ñoom xam naa ñoom dañ nga am ouverture loolu tax jarul wax beneen bi ci des ma koy tëjee xanaa ginnaaw bi ma remercier ñëpp mi boobu nag moom dama koy def vidéo spéciale pour ñu gën a intéressé xam naa mooy kayit moom boo xam mooy kayit loolu leen intéressé mais ba itam dana leen intéressé te mooy xaalis bi nga xamante ne si maanaam 15 mais maanaam xaalis bi nga xamante ne waxoon nañ dañ koy jox diaspora bi te Italie amoon ci 15 milliards loolu noonu ñoom séddale nañ ko séddu bu keeg njur bokkoon naa ci commission bu Napoli bi incha allah dinaa wax aussi tamit séddale ba nañ mujje maanaam su ma koy résumé di ko wax nii actuellement dama leen koy wax dara baaxu ca lekk nañ xaalis ba taqal ci ñetti géej bi jeex na su ma ñëwee rek naa wax ni mu demee lépp incha allah vidéo naa ko def wax leen ko mais loolu mooy li fi am di ziaraat ñëpp di balu ak ñëpp di balu ak ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh